ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéen ay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo comme ni ngeen ko xamee Macky Sall dafa dëgmal benn plan tuddee ko réforme d'administration sénégalaise maanaam yeesal anam gi nga xamante ni administration sénégalaise noonu lay fonctionner mais ngir dëgmal liggéey boobu noonu dañu ne d'après ñoom lu ñu wax def ab diagnostic boo xamante ni dina mën a tax ñu xam situation administration sénégalaise fa la toll biñ ko defee nag mu am ay résultats yoo xamante ni yu jéggi dayolo yu yéeme ci wàllum yàqum xaalis pasare alalu réew mi ci loo xamante ni tàmbaleewul dañ koy wax tàmbaleewul ci nguuru Macky Sall kese mais depuis l'an 2000 de 2000 à 2019 liñ ci révélé ci ay chiffres ci ay njuuj njaaj yuñ ci def jéggi na dayo donc Macky Sall d'après li mu wax ci li nga xam ne ni mooy phase 2 plan Sénégal émergent bi mu ne li muy def mooy def réforme administration générale bi administration publique bi ngir askan wi gën cee mën a gis seen bopp. ci processus boobu nag comme ni ma ko waxee sànq mu am étude bu ñu def ab jàngat ab enquête ci administration sénégalaise ni muy fonctionner bilan bi nag mënuñu ko dippee lu dul bilan bu catastrophique parce que d'après lu ñu constaté entre l'an 2000 ba 2019 bii ñu nekk mooy ay junniy oto yoo xamante ni administration sénégalaise jëfandikoo na ko te ñu jënd ko ci alalu sénégalais yi te anam gi mu amee daanaka waroon nañ ko gën a mën a ñoŋal tax réewum Sénégal yàq ay milliards yu dul jeex mu am tamit li nga xamante ni mooy wàllum carburant yi nga xamante ni agent wu état bi nekk ci administration bi moom la ñuy jëfandikoo ngir amal seen liggéey mais ñu koy utiliser ci ay yeneen domaines yoo xamante ni ça n'a rien à voir rek liggéeyal Sénégal am na tamit ay fraude ci wàllum ndox ak ci wàllum courant boo xamante ne nii ak yeneen i njombe yi ñu def te lu lépp dinañ ko leeral ci vidéo bi nii. ci chantier bi nga xamante ni nee na dëgmal na ko moom président Macky Sall dafa ne day yeesal li nga xamante ni mooy commande ak ni ñuy jëfandikoo oto yi administration bi di liggéey lan moo tax mu ne lay def réforme boobu parce que enquête bi ma leen wax sànq noonu ak études yi nga xamante ni def nañ ko sur le terrain. atum 2000 jàpp atum 2019 maanaam jamono yi Ablaye Wade di falu ba ni muy follee ko ba Macky Sall ni mu yoree nguur gi ba suñu jooni yàlla tey jii état bi ak secteur bi ñuy woowee secteur parapublic bu Sénégal def nañ commande véhicule jënd nañ maanaam ci ay oto lu toll ci 20 000 maanaam ñaar fukki junni oto réewum Sénégal jënd na ko diggante 2000 jàpp 2019. boo ko calculer mu nekk at bu nekk Sénégal dina jënd lu mat junni oto yoo xamante ni boo ko calculer oto bu ci nekk 25 millions lay jar donc 2000 ba 2019 boo ko calculer lépp réewum Sénégal dépensé na lu toll ci 500 milliards juróomi téeméeri milliards de francs CFA Sénégal dépensé na ko ci li nga xamante ni mooy njëndum oto pour ay agent wu état yoo xamante ni amaana seen liggéey du sénégalais yépp ñoo ci gis seen bopp tey. alal jooju noonu ñu ci yàq non seulement amul impact ci dundu ni sénégalais yi parce que ñoom agent yooyu ñu ci bari gisuñu seen liggéey sur le terrain gisuñu lu ñu amal njëriñ sénégalais yi tey boo demee ci administration sénégalaise da ngay jommi parce que da nga naan ñii liggéeyuñ sur le terrain duñ fa dem ñu ci bari ay politiciens lañ ñu jël suñu alal di ko yàq de 2000 à 2019 500 milliards Sénégal dépensé ko ci ay jëndu oto ci jëfandikoo goo xamante ni amul impact ci dundu nu sénégalais yi. tey alal jooju noonu ñaata université lañ ci mënoon tabax ñaata lycée ñaata école ñaata poste de santé lañ ci mën a def ngir dimbali ay doomi aadama dimbali ay ndaw ngir ñu mën jàng dimbali ay jigéen ak nit ñi nga xamante ni seen yaram demeewul noonu ñu mën di faju mais njombe yi des na ba léegi tey boo xoolee ci anam gi ñuy gérer li nga xamante ni mooy oto yi état bi di jënd oto yooyu seen durée de vie maanaam durée bi ñu leen fixé bi ñu ko war a jëfandikoo ñetti at dong la mu nekk loo xamante ni dafa néew lool parce que boo jëlee oto privé yi durée de vie bi fukki at ak juróom la léegi lan moo tax véhicules normaux yi nga xam ne moom la ñuy utiliser privé yi seen durée de vie nekk fukki at ak juróom mais état bi administration bi oto yi ñuy jëfandikoo durée de vie bi nekk ñetti at loolu li muy tënk mooy état bu Sénégal ñetti at yu ne day changer li nga xamante ni mooy parc automobile am maanaam ñetti at yu ne dañuy jënd ay oto yu bees yàq googu noonu Sénégal fan la ko jëmee amuñu moyen di yàq alal jooju noonu.
léegi nag yàq googu noonu buñ ko dajalee dañ koy tënk ci ñetti mbir kese bi ci njëkk mooy état bi deful liggéey bi war ngir ñu entretenir li nga xamante ni mooy oto yooyu nga xam ni bien public la du nguur gee ko moom du agent yee ko moom mais alalu Sénégal la. ñaareel bi mooy oto yooyu nga xam ni mooy véhicule administratif yi agent yi di utiliser yamuñu rek di ko utiliser ci seen liggéeyukaay mais dañ koy jël di ko utiliser ci domaine privé maanaam da ngay liggéey wàcc war ko gaare dem doxo ci say soxla di yàq carburant wu Sénégal di yor oto Sénégal di ci faj say soxla. ñetteel bi mooy ñu ci bëri dañuy sàcc ay pièces yoo xamante ni ci auto administration bi la bokk utiliser ko di ko équiper ay auto privé yoo xamante ni amaana yu ci bëri seen auto lay nekk ñoom seen auto personnel. bu ñu paree ci oto yi dañuy ñëw nag ci li nga xamante ni mooy carburant yi boobu tamit beneen scandale la beneen njombe la boo xamante ni kenn mënu ko naatable. tey ci wàllum carburant li administration sénégalaise di utiliser ci carburant boo ko calculer ci koppar toll na ci ñeent fukki milliards 40 milliards de francs CFA at bu jot. parce que comme ni ngeen ko xamee ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur parapublic bi nekk ci bërëbu liggéeyukaay yi nga xam ne état bi moo leen di fay xaalisu sénégalais la leen di fayee dañuy am dotation en carburant dañ leen di jox ay carburant pour que ñuy dox ci yitte askan wi mais liñ ci remarqué mooy dotation boobu noonu dañ koy def ci anam yoo xamante ni jaarul yoon. am na ñoo xamante ni seen i yittey bopp la ñuy doxi mais carburant wu état du Sénégal la ñuy utiliser ngir dox ko alors que loolu teguñu ko fenn mu nekk loo xamante ni du leen lu dul ab violation li nga xamante ne nii mooy anam gi suñu budget war a fonctionner parce que lépp dañ koy tëral en amont ne lii ak lii xaalis bi lii ak lii lañ ko war a utiliser carburant bi nii ak nii lañ ko war a utiliser. ñu jox leen benn leeral par exemple tey bu ñu jëlee ci administration bu Sénégal dañu ne véhicule bu ci ne oto bi ci ne day am lu toll ci juróomi litre carburant bés bu yàlla sàkk boo ko calculer mu nekk 150 litres weer bu jot la benn oto war a consommer. mais d'après enquête yi ñu def dañu constaté que ni dotation carburant yi nga xamante ni moom la oto yi di utiliser oto yi benn bu ci nekk day utiliser 250 jàpp 500 litres weer bu jot alors que ni waruñu dépasser 150 litres par mois. loolu kenn xamul fan lañ ko teg mënuñu ko tuddee lu dul sàcc bu jéggi dayoo te lépp alalu Sénégal lañ koy defee Sénégalais ñoo ciy dee. parce que ñoom ñooy cotiser xaalis boobu ñuy cotiser la ñuy dajale ay nit yoo xamante ni représenté wuñ 2% ci population sénégalaise bi ñoo koy jël di ci fo di ko pasaree di ci dox seen yitey bopp. buñ fa jógee nag dañuy ñëw ci li nga xamante ni nag mooy réparation wu oto yi nga xamante ni moo nekk ci wàllu administration boobu tamit beneen problème lañ fay fekk parce que dafa am ay critères yoo xamante ne nii agent wu administration yi nga xamante ni dañu am ay véhicules de service dafa am ay critères yu ñu war a jaar pour am ay dotation ñeel wàllum réparation bi. mais bu ñu xoolee ba ci biir ay scandale kese nga ciy gis parce que am na ci ñoo xamante ni nii amuñu ay véhicules administratifs maanaam ñoom seen i oto bopp lañ yor maanaam ay oto privé yoo xamante ni nii ñoom ñoo ko moomal seen bopp bu paanee seen xaalis la ñu war a jël dem réparer ko mais dañuy am ci dotation yu nga xamante ni moom la ñu jagleel wàllum réparation wu oto administration bi di ko utiliser pour ñoom réparer seen i oto bopp mu nekk scandale bu jéggi dayo bu kenn mënul natable. bu ñu xoolee dernier rapport bi nga xamante ne nii moom la ñu def ci wàllu facture ñeel wàllu réparation wu véhicule administratif yi facture yu réparation yi mi ngi toll ci 18 milliards de francs CFA. alal jooju noonu tey boo ko xoolee mën nañ ci jënd lu toll ci 720 oto yu bees tàq maanaam juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukki oto yu bees mën nañ ko jënd ci alal ji nguuru Sénégal dépensé ngir réparer ay oto. te li gën a graaw ci mbir mi mooy am na ci ay coûts de réparation yoo xamante ne nii kenn mënu ko sax expliquer maanaam am na ci ay njuuj njaaj ay fausse facturation yoo xamante ni nii def nañ ko maanaam ay délinquant la yu ndaw yoo xamante ni nii ñenn ci kaw la ñuy tudd rek di leen jéebaane mais am na ñu ndaw ñu ne ci biir administration bi kenn xamul leen duñu politique duñu leen gis télé duñu leen gis rajo mais ñooy délinquant yu mag yi ñooy nekk sàcc yu ndaw yi nekk ci administration bi ay agent di def na ko su dul noonu. buñ fa jógee dañuy ñëw ci li nga xamante ni mooy wàllum ndox mi électricité bi ak li nga xamante ni mooy wàllum téléphone bi nga xam ni boo ko calculer tey mi ngi jural boru état du Sénégal bor bu toll ci 100 milliards de francs CFA téeméeri milliards yoo xamante ni nguuru Sénégal fayagu ko ñeel wàllum ndox courant ak téléphone bi administration bi di utiliser. tey boo demee ci administration bi agent yi ñu ci bëri yàqu ndox ak yàqu courant ak yàq téléphone lañ fa nekkee
mu am tamit ci beneen wet ay citoyens yuy tamit jëfandikoo courant wala ndox wala leneen ci anam gu jaarul yoon te duñu fay ñooñu aussi ci lañ bokk ñook agent yi ñoo yem te bu ñu xaymaa am na lu toll ci 350 abonnements frauduleux maanaam ñetti téeméer ak juróom fukki abonnement yoo xamante ni ci wàllum ndox la ak courant ak wàllu téléphone abonnement yu jaarlu yoon la yoo xamante ni état du Sénégal moo ci perte. wax naa ko sànq chiffre bi bilan bu ñu mujjee def ci 31 décembre 2018 bi ñu génn nguuru Sénégal am na boru 100 milliards de francs CFA ci benn at kese muy bor boo xamante ni nguuru Sénégal mënu ko fay société yi nga xamante ne ni ñoo yor wàllum ndox meeg wàllu courant beeg wàllu téléphone bi. bor bu nguuru Sénégal topp ci ginnaaw la ngir mën koo fay bor bu nekk ci ndodd nguuru Sénégal la yow mi ñuy seetaan ak keneen seeni koppar lañuy dajale pour jéem a fay bor boobu noonu. léegi nag li ñuy jàpp ci li nga xamante ni mooy situation bi mënuñu ko dippee lenn lu dul ñàkk patriotisme ñii di agent wu état yi nga xamante ni nii ñooy liggéey ci fonction publique ñoom ñi nga xamante ni dañu yaakaar ni xaalis gi ñuy yàq xaalisu président la alors que ñoom seen alal la yow mi seetaan sa alal la keneen ak keneen ak keneen alalam la alal yooyu la ñuy dajale mu nekk suñu dërëm ñun ñëpp ñu war ko sàmm aar ko tey agent yu ci bëri boo gisee ñi nga xamante ni ànduñoo sax nguur gi fi ne ñuy jóg di critiquer gouvernement bi loolu la ñuy dugg ci alors que ñoom est-ce que ñi ngi laaj ñoom li ñu warloog seen dëkk ñu ngi koy def en tant que citoyen tey situation bii nii buñ ko analyser mënuñu rek yamale ko ci état bi parce que am na ay fonctionnaires yi nga xamante ni ñoo gën a yées ñi nga xamante ne ni ñooy sàcc alalu askan wi di ko détourner di ko yóbbu bitim réew ñoo gën a yées. waaye loolu tamit taxul responsabilité gouvernement bi ñu génne ko ci ñoom tamit am nañ ci part de responsabilité parce que dañ leen fal ngir ñu aar li nga xamante ni mooy alalu sénégalais yi di xool di gëstu ba xam anam gi ñu koy jëfandikoo jaar na yoon donc bu fekkee ni toog nañ ay at mbir yu ni mel di am ci li nga xamante ni mooy administration sénégalaise sans que ñu sanctionné ci kenn parce que ni ñuy gérer li nga xamante ni mooy alalu réew mi jaarul yoon dafa défaillante. président Macky Sall nag wax na ni dina delloowaat lépp ci yoon ak réforme administrative yi nga xamante ni nee na moom lay dëgmal loolu sax moo tax ñu def enquête yi nga xamante ni nii moo révélé chiffres yu garaaw yi mu nekk loo xamante ni aussi dañ koy encourager le fait que ñu def ay effort indi ay chiffres def enquête pour xam scandale yi nga xam ne ñoo ci ne mais comme ni ñu koy waxee rek Sénégal aay nañ ci gëstu aay nañ ci tënk ay textes ay nañ ci def ay discours waaye application bi chaque fois mooy tàgga tembe donc ñu ngi leen di xaar ci côté boobu noonu di xaar application yi surtout nag ñu sanctionné pour jox leçon ñi nga xamante ne nii def nañ wala am nañ yéene wala ñu ngi ci tànk def ay ñaawteef ci loo xamante ni du intérêt réew mi du intérêt sénégalais yi. donc tey vidéo bi loolu la woon ñu jagleeloon ko nguuru Sénégal li muy dund jamono gi ci wàllu bor ci wàllum alal ju muy ñàkk ndax ay agent administratif yoo xamante ni dañoo matadi defuñu seen rôle liggéeyaluñu réew mi lu dul di jëriñoo réew mi te amuluñ jëriñ réew mi donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon.